téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve sur Equivox TV mbokk yi mbégte la ñu amaat jàkkaarloo waat ak yéen noo ngi fi nga xamante ne moom mooy Gusto Italia di restaurant nekk fii ci route de l'aéroport nekk Almadies mbokk yi nekk pharmacie Ngor Oasis foofu la Gusto Italia nekk waaye mbokk yi Voxo Arena di label international moom moo ñu fi dalal tey ñu fas yéene def face to face bu war a dox ci diggante Franc bu Parcelles Mbooloo ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 bu Taïchinga jóge ba Ndayane mbokk yi xam ngeen ni Voxo Arena taxawal na combat yu yaatoo yaatu waaye combat bi moom mooy combat njar ndéem bi wala boog moom la ñëpp wala ñu ëpp ci amateurs yi di plébiscité Tyson 2 bi mu ñëwee ci làmb ba tey mbokk yi ñëpp xam nañ ko ci fulla ñëpp xam nañ ko ci fayda gis nañu combat am yi ni muy technique saa yu ñëwee ci làmb daal di jeexal combat bi du bëgg combat bi yàgg très technique ñëpp respecté ko ci milieu làmb waaye mbokk yi mu ngi daje xale boo xamante ne bi mu jógee yàggul lool waaye koo jox avance am mu delloo ko Voxo Arena ci njiitalu Alioune Badara Diouf di directeur bi daal di def ay pexe nas nocci ba daal di boole combat mën nañoo wax combat de l'année parce que boo xoolee tey Franc li muy mobiliser li ne ci ginnaawam li mu def macha allah ci li nga xamante ne moom mooy lutte simple avec lutte avec frappe déggagul muñal moo lay won ni combat bi mbokk yi combat bu fas yéene tàng la. ànd nañoo ak yéen ñu dem Ndayane dégg ngeen lu Tyson 2 wax waaye ànd nañoo ak yéen it ñu dem ba Parcelles dégg ngeen aussi li nga xamante ne moom la ki nga xamante ne moom mooy Franc wax. di ngeen am possibilité mbokk yi daal di leen xool ñu def seen face to face ñu daal di wax ngeen denc waaye mbokk yi ma taxaw tuuti ci label bi di Voxo Arena xam nga ni gannaaw Tyson ak Franc taxawal nañu Mama Lamine Garga 2 bi mujj bi ñu taxawal moom mooy Caatu Ngéwél ak Alliance Biram te ñu ngi fas yéene finaliser feek 2 jours yeneen affiche yu tàng-tàng et label bii nag mbokk yi comme ni ma ko waxee yéen a ko moomal seen bopp di label boo xamante ne bi mu ñëwee tag G5 la indi mbokk yi lan mooy G5 G5 mooy un gala 5 drapeaux un gala 5 drapeaux boobu nag moom lañ leen di indil parce que saa ñu génnee daañu leen indil gala bu am solo buñ ci jógee mbokk yi ñu daal dem ci final 8 loolu yëpp daañu ko faram-fàccee dal leen ak jàmm wala ma ne leen asseyez-vous confortablement parce que dana tàng dana metti Franc Nguer doorante nañu day dal na tànk li wëlbati na ko wël na ko nomba buddi na ko daan na ko la ilaha illallah doole doxul jàmm doole xeeñ kii doxu jëm ak nit ñi ëpp doole ci réew mi Tyson 2 Gora Sock door na Tyson 2 jël Gora Sock Tyson 2 attention Tyson 2 ngir Gora Sock a ngi raam est-ce que diisul ñaata appui 3 appui 4 appui Gora Sock Tyson 2 Gora Sock dama war a xam ne luur la daw nañu jël Gora Sock ñu ngi koy plaqué Gora Sock day rëppati na mbokk yi daleen ak jàmm ci Gusto Italia di restaurant boo xamante ne mu ngi fii ci route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor immeuble pharmacie Ngor Oasis fii la Gusto Italia nekk et lépp loo xamante ne jëm na ci cuisine italienne seen spécialité la ñëw leen di ngeen am cadre bu nice di ngeen am lépp loo xamante ne bëgg ngeen ko ci wàllum restaurant waaye mbokk yi ni ma leen ko waxee maa ngi jàkkaarloog Franc maa ngi toog ak Franc ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 ma bàyyi Tyson 2 nuyoo moom mi jóge ba Ndayane Tyson 2 salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Voxo Arena di nuyu Franc di nuyu bébé Ous mi ma àndal ñu di ko wax Ousmane waaw oui di nuyu grand Kisay Seck di la nuyu Cheikh ak Këri promoteur bi Alioune Badara Diouf maa ngi nuyu bu baax di bëgg gaa yëpp. ok merci beaucoup Franc maa ngi lay siyaar naka waa Parcelles. Cheikh Omar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama adversaire di nuyu grand Cheikh ak Seck tamit aussi di nuyu sama boy yi nga xam ne ñoo ma gunge ku ci mel ni Père Bolle
Baba Diallo ak Mon Ndiaye. di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp su ma jógee aussi tamit. d'accord di nuyu waa ñëpp ah. ñëpp waaw ñuy Sénégal yëpp. Tyson 2 ndaayaan laa la fekk ma ne la Tyson ndax di nga jël ki nga xamante ne moom mooy Franc nga ne ma bu ñu ma fayee lu ko jar dama koy jël parce que gisuma lu ma war a tee jël ko lu tax. loolu maa ko wax parce que dama xam ne Franc du cuune Franc ndaanaan la te man bugguma lu yomb de. nga ni bugguma lu yomb man lu xootee ko rek laay wër bu newuloon champion tey du ma ko jël li mu nekk champion moo tax ma jël ko. te aussi làmba doo mën a mayante xaalis. ok ok mais ñenn ñi ñu ngi la doon séntu fenn fi mais nga ne Franc ngay taamu mu nekk xale boo xamante ne bi mu jógee ci làmb yàggul mais mu ngi ci yoon nekk ci dynamique de victoire mais est-ce que wóor na jëloon koo xamante ne mësagul daanu. non tey aussi mënoo fi toog ñun ñëpp làmba la ñu yaakaar quoi mënoo fi toog di xaar ñoo xamante ne xamoo ndax dinañ la jël wala duñ la jël tey ñii si kaw ñoo mën a may ñii si suuf chance waaw comme que tamit man mayuñu ma chance man may booy chance rek. ah mais est-ce que wóor na ngay maye booy bu mel ni Franc. non du Franc kese laa may chance. ñaata booy laa may chance. du Franc kese laa may chance li ma may chance booy am pagaay. Franc ma fekk ko parcelle laajte ko ne ko par rapport ak yow ñi nga daan ci ay booy mu ne kenn melu ci ni moom lu tax. mu ne amul kenn ku ci mel ni moom. non si ñi nga bëreel làmba mbër mu ne ak ni nga koy préparé tey Franc mënu ma gëm ne moom moo daax bëre ñi xamante ne si ñoom laa jaar mënu ma gëm loolu. gëmoo loolu. déedéet lu tax. man dama mbapat. moo ni Franc mbapat na de. waaw man dama mbapat jaar équipe nationale tey li làmba defee doo ma ko def. d'accord danañ ci ñëw léegi Franc nga dugg ci koo xamante ne ñëpp dañ ko fay bàyyi laa mën a wax muy Tyson 2 sañ ko joxee adversaire gars yi daw ñun amoon nañu problème sax wutal ko adversaire ba nga jël ko lu tax. non xam nga moom champion la moom macha allah champion la champion boo xam ne kenn mënu koo lam-laamee xam nga dañ koy jox wàccuwaayam aussi mais na xam ne tamit aussi li ma waxoon dama ci delluwaat. oui musul bëre koo xam ne ñu mën ni Franc mooy da nga maa laaj ba xam yow loo ma laajoon sax. dama la ne. ndax mës ngaa bëre. pour dangereux ni Tyson 2. nga ne ma waaw man pour man ñi fi weesu sax ak gën a dangereux. après nga ne ma moom nag moom musut a daje ku mel ni Franc. waaw loolu dama ciy delluwaat moom musul daje ku mel ni Franc bëri na ay champion nag xalawu ma leen wala tuutalu ma leen mais est-ce que musul daje ku mel ni Franc aussi tamit. mais ñi mu jotagum merci beaucoup mais ñi mu jotagum dajal ñëpp nga ne amul ku mel ni yow. non xam nga ku ne yaa xam lu ne ci yow est-ce que ay komb moom xam na lu ne ci moom xam na ay qualité man xam naa su may qualité xam naa lu ne ci man te le jour ji incha allah dinaa ko jëfe. Tyson lu tax xale bi ñeme la lu tax mu ñeme la nii. non man nag xam nga tey wax dafa yomba de. nga ni man nga ma ñeme si toogaay bi nii rek mais bu heure bi neppis fa man foofu laay xaar. fu mu toll nii waa ji mën na laa ñeme nii mais bu arbitre sifflé déggoo li ma la man bu arbitre sifflé laay xaar man Franc nii bu fekkoon ne mënu ma ko daan du ma jël avance am tey jii tamit bu fekkoon ne mënu ma daan du jël sama avance man parcelle Garga 2 mënul bëre. torop ah. torop c'est l'un des meilleurs Gora Sock mënul bëre. torop ah torop mënu ma gëm ne moo daax ñooñu bëre. te am na foo jaar ak ñoom. waaye mënu ma ko gëm. mais dama la laajte nga ne ma bu njëkkoon ci yow du duggaat parcelle. waaw maa ko wax su njëkk woon ci man. waaw du duggaat parcelle te fii lay jaare bu ñu seetee luy dem parcelle sax du ko xool. xam nga lan moo waral loolu. waaw parce que moo daax a bëre ñooñu moom moo daax a bëre mbër yi xamante ne ñoo ma jëloon parcelle Franc moo leen daax a bëre waaw. donc kon li mu wax wóor na mooy boo fa dugg bu la jàppee dootoo duggati parcelle. moom bu gëmee ne mbër yooyu moo leen daax a bëre rek ma xam ne li mu wax wóor na. luy loolu da nga koy. moom xam na li ma ko wax foofu ay ndaanaan la ma fa bëreel de Garga ndaanaan la parcelle bi ma fa bëreel ay ndaanaan lañu. mais moom nee na moom ay qualité am la xam maanaam boo njëkkeewul ci moom dootul te duggaat. ma xamal la benn affaire mayu ma booy chance muy raté de ne ku ma sax jël combat pour dama koy jël pour daanu man damay bëre mooy sama métier amul jëluma ko pour nekk fii di daan de man li may waxee nii man noonu laay bëree amul dara lu ma siy calcul ci Franc bi wala ma di ko xalaat si lan te moom ndaanaan la jàmbaar la amul lu muy calcul
kon daje bi day neex. Franc. oui. yéen li ngeen def da ngeen koo xamul. ngeen fekk ñaari jàmbaar ngeen boole leen ñoo xam ne dañoo xiifante pour man dama ko xiif. moom dama ko xiif. lu mu def la. li mu jot def. waaw lu mu dugg parcelle la def la. nga bëgg kaa lijjanti yow. waaw dama ko man maa koy lijjanti man c'est moi. yow nekkoo fi sax di jéem ak tàngoor da koy lijjanti. non non bu arbitre sifflé damay ñëw ci kawam. doo ko xaar. dara man xale la man kenn waruma xaar. kii li mu wax du ko def. waaw baax na bu arbitre ne pour mu ñëw suma kaw. du ko def. te loolu man maa la ko wax fii yaa ngi taxaw maa ngi Cheikh Omar maa la ko wax. combat bi armée bi mooy génn. armée bay génn. armée bi mooy génn. ndax lan. ah xamoon nax lan moom dina xam. man koñ xaw ma. waaw baax na ba bés baa ngay comprendre. man chaque jour sama arme lay génn bu ñu bëree pare. mag ñi dañ ne ku waxuma la mboojaan arme de waxuma la armée laa la wax bu ñu bëree pare dina xam. mag ñi dañ ne kuy mboojaan doo weer sa kuur chaque jour sama arme lay génne te ku yaakamtee toog ba toog si signeel di nga bugg a jóg mu tex la lu leer laa ko wax. kon sa waay dafa yàkkamtee toog moo tax mu jël mu toog si signeel. kon fu mu toll nii dafa toog ci signal. waaw. non na man jàpp combat bi dama amul yàqamte dara loo xamante toog ne man combat bi man combat la ni combat yi comme que ni ma daan préparé combat yi Franc man ñooñu laa comme ni may préparé yi ma yeneen combat yi noonu laa koy pré mais combat bi laa gën a respecté moom laa gën a respecté samay combat maa ngi mel ni mosuma am combat. waaw sa xam te yow mii di mag aussi yow nga respecté combat man mi di xale man nan laa war a def. yow boobu ana mag bi lan mooy mag. Franc lan moo tax nga ne ko mag la. ah moom mag la moom bu ko nangoo bu bañ koo nangu yëpp moom xam na ni mag la. góor a soog moom moo ñu jiitu ci affaire yi xam nga moo tax maa mais mag li la ma jiitu nag moo tax ma may la chance nag. comprendre nga waaw moo tax ma lay wax mag nga. mais da ngay nangu mag bi. waaw mais ñi ma fi bëree ñëpp ay mag lañu kon. mais ñi ma bëree lépp ñëpp waaw. ay mag lañu. man est-ce que bëri naa fi koo xamante ne question de mag sax yooyu amul solo amul njëriñ mais dama ko bëgg a xamal dara moom maanaam moo ñu mag moo ñu jiitu ci affaire bi. ok ci aar bi quoi. waaw ki la jiitu si aar bi nag. waaw moo la mën a ki la jiitu si néeg bi la dëgg. waaw moo la mën a wax wala ni ngay fo taxawee. fo waaw loolu la ñëpp wax nag. waaw mais moom bañ na loolu. loolu la ñëpp wax mais nag ki nga ko sekkal la. Franc laa ko séexal. waaw kay Franc. ki nga ko sekkal la. te man du ma tapet du ma xof du ma non ragal. fii ay. man lu ñëpp man du ma tapet du ma xof du ma ragal. man lu nekk si ma kanam moo koy jël. Franc mi du la song yow. man dama mel ni machine oursi rek. Franc mi du la jël si. lu tax ma ko damay taxaw ak moom lu gaay wax lu muy def. xeex. xeex lay def damay taxaw ak moom man damay gis mbër bu ma fi dóor man. déedéet gisul donc man damay taxaw ak moom jàmmaar la moom ba mu neex. yow combat bi lan la ñuy wax Franc lan la ñuy wax si Franc moom la man. dama la ñëw laajte la gars yi ne la gars yi ne. Franc moo ëpp doole. waaw. doole bu fekkoon loolu Bombardier dina daan. waaw mais booy bi mu ñëwee aussi lutte simple gis nga lim koy ravagé. weedu ma ne technicien la. oui te man dama bëgg a bëre bër boo xam ne dafa nekk technicien. mais côté xeex bi ñi nga xamante ne gars yi nee nañu yow yaa ci gën a fort neen day xeex ak yow. non moom ma gën a fort si xeex. man maa ko daax a bëre mais moom ma gën a fort si xeex. nangu nga ni moo la daax bëre. loolu ci moom lay dépendre wala ci moom la mais man li la gars yi wax yow ba nga ñëwee sax da nga ma ne kii bagarreur la. waaw. ma ne dina man la est-ce que gis nga mbër bu ma fi duma. Tyson buy. maa loolu laa lay laajte. nga ni. man maa koy duma. waaw comme neex na. comme bëgg bu ko la duma man maa lay duma. loolu laa bëgg. bëgg ñu taxaw cons ko ba mu neex. saa ne da lay duma de. non Franc yi soo ko mbër bu ma fi duma. saa ay direct yu wóor lay dóor. amul benn problème no dóor ay Gis nga lamb, ay lamb. crochet Pour neex la, lépp lamb, ay lamb. manto sax na ko dóor. Lamb. même bu buggee muy def nii sax muy tëdd. waaw. gisoo làmb mais lan moo tax yow nga jàppee ne Tyson mi da ngay jaar jàll Tyson. non ñun suñu ngëm ñun ay xale lañu dañu am gëm-gëm man néew ma fii di wax nii pour nit yi kontaan wala di am ay ret yooyu noonu dama am gëm-gëm bu ne ci man. man ñaata combat la man. bari na macha allah. Hein? macha allah bari na. maa ngi ci 19 combat. d'accord mais dama la seet si ñu waxtaan ci wàllum bëre simple. nga ne ma li nga ci jotagum def. Franc defu ci xaaj bi benn. ñaareel bi moom mooy li nga am ci ay médailles amu ko. ñetteel bi moom mooy li tax muy gagné naataangoom nekkul ci làmb nga dem ba lim rëg-rëg. benn nga ne combat yëpp day buuxante. non man loolu laa gis day buuxante rek parce que loolu dafa yomb si làmb da ngay gis entraîneur bu taxaw di buuxante man daanu ma def loolu de. lan nga daan sama combat mosul niil si arène bi damay ñëw da nga may daan ma wala ma daan la si mbapat mi tamit non. Cheikh Omar kii wàccoon na fi fan yële passé
yaa ma doon wax ne wàcc na wàccoon na fi laaj ko. wàccoon nga ci ba pare nee na. wàccoon naa xam nga kañ laa fi wàccoon wàccoon na fi. déggul moo leeral la. ñëwal xam nga kañ laa fi wàccoon bi may bëreeg Garga xam nga loolu yàgg na. waaw bi may bëreeg Garga dama dem ba combat bi dina sama yaram bi di SN nag ma dem bëri dama dem 3e tour lañ ma daan ma ñëwaat loolu mënoo ko bañ si mbapat. waaw comme kay bu ñu buuxante moom comme bu ñu buuxante ba jël drapeau. loolu nga nangu loolu mënoo ko bañ si mbapat. comme bu ñu buuxante ba jël drapeau. man weddi wu ma la dama la nangul sa champion man dama ne champion. mais donc lan moo tax nga ne moom day buuxante. non man dama ko ëpp ay qualité. da nga ko ëpp ay qualité. oui ma ki ko génnee. waaw bu ñu fa ñëwoon xaalis bi du fa du ko jege moom kooku du sa xool bu fas naar góor yëpp dajee. waaw kooku du mos. bu ñu boo ko fa fekkoon du. may la ki ko fa jëlee laax bu fas naar góor yëpp daje woon foofu kooku du mos. du naru wala du naru. gis nga wax tey xam nga laamoon mbapat. dem naa ba Jonwaar. dajeeg booy boo xamante xam nga nu ma def. dama ko wër ndoo ma daanu. da ko wër ndoo ma. man maa ko wër ndoo ma daanu si mbapat. loolu mënoo ko bañ kii bëre mbapat da ngay daan ñu di la daan mais tey su ma demoon mbapat ma gis benn mbër moo xamante dafa daan ñaari yoon. du ko ñitteel de. équipe nationale ñu ñëw ci équipe nationale nga ne ma li nga def jamono ji ci équipe nationale moom moo tegu par rapport ak moom li mu def. xëy na sax moom moo ñu fa njëkk aussi tam moom xëy na moom lu mu dem man demuma ko man benn yoon laa dem ñu sélectionné waa kenn sélectionné wu ma deuxième ba ma demee ñu dem Niger comprendre nga ma ne la yu bees yu fa nekkoon yooyu jël naa ko moom yu mu fa fekk moom mooy loolu quoi. yooyu yàgg na xam nga tey Yékini li mu def CEDEAO mu ngi fa des ba tey xam nga tey loolu mënul màgget fii bu dem ma yooyu raapa nañu muy loolu quoi. non waxuma la loolu Cheikh Oumar dama bëgg ñu dégloonte bu ñu dégloonte rek mu neex maanaam Yékini ñu ngi koy nuyu au passage xam nga di nuyu champion yi ne ci làmb ji yëpp quoi dama ne Cheikh Oumar maanaam moom yu mu fa jëlee fu mu toll nii yooyu dafa xew. waaw yu maa fa mujjee dem ku fa mujjee dem kay moo fay. lu bees maa ngi 6 médailles nag. 6 médailles. dem naa voyage naa 3 fois. 3 fois nga voyagé te bu ñu daan dem équipe nationale. oui bu fekkee dañu niil ay 4 personnes. xam nga tey combat yi gën a gaaw yooyu dañ koy compter bu fekkee dañu niil 2-2 combat yi gën a gaaw man maa ko daan def. d'accord en tout cas combat bu neex la mbokku téléspectateurs yi. comme ni ngeen ko gisee ñu fàttali leen ni ñu ngi Gusto Italia di restaurant bu nekk route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pharmacie Ngor immeuble pharmacie Ngor Oasis. alors mbokk yi boo leen soxlaa lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum cuisine italienne fi ngeen di ñëw di Gusto Italia waaye mbokk yi Tyson ak Franc xam ngeen ne seen combat du yomb ba tax na ñëw nañu ci parcelle dugg na parcelle dugg di fa ma laajte ko mu ne 100% boo leen dajaloo lépp moo leen dàq bëre par kenn mu lim ba lim Modou Lo lim Papa Sow lu tax. Cheikh Oumar ay affaire 100% yooyu dëgg la neex na baax na mais yooyu ñoo ñëpp buñ la gunge woon tey jii ñoom duñ dugg ci géew bi kuy dugg ci géew bi Franc mooy dugg ci géew bi na bëgg mu bàyyi loolu xel bu baax te man li may wax nii ngëm-ngëm sama gëm-gëm laay waxee te Cheikh Oumar dama ne ci ay loxo yu baax ñu may teg coono xale bu ndaw laa su ma tëddee di récupérer rek sans entraînement damay am doole dama li ma bëgg dama koy am macha allah comprendre nga mais nag ay affaire 100% 600% 200 yooyu amul njëriñ de maa ngi moom ñooy dugg ci géew bi. ñooy jëflante bu mu fàtte loolu ay kii di woo na ma di ñëwul non amul njëriñ maa ngi moom la. Tyson. yaa ne woon 100% bi bu ñu taxawee. waaw yaa leen dàq bëri. waaw comme que moom fi mu mujjee tey. dana mag moom ñooy des si biir géew bi loo wax ko amatul sens quoi. amatul sens. amatul sens parce que Modou mi mu wax ni Modou ñun ñëpp ay xarit lañu parce que noonu nekk loolu équipe nationale li xam nga loolu tey jii comme que dem na ba mu ne mag moom ñooy des si biir amul problème loolu du problème mais parcelle maa ngi nuyu waa parcelle dama fa am ay supporters am fa mbokk yoo xamante ne ñoom ñu ngi yeewoo parcelle maa ngi leen di bëgg bu baax a baax. mais yow guddi yi ñu toll li nga jotagum def parcelle yaakaar nga ni di nga ci teg Franc. sama gëm-gëm ak li nekk si ma xol man ne amul loo xam ne damay def di sikki sakki sama gëm-gëm laa incha allah bu neexee yàlla may daan Franc. da nga koy daan. waaw. Franc wuy. sama gëm-gëm laa la wax de. sama gëm-gëm. dégg nga li ma la wax ne la gëm-gëmam la la wax man tam la suma gëm-gëm comprendre nga
mais ngëm-ngëm dafa am lu muy àndal. la lay àndal. day ànd ak force ànd ak lépp. pour yow sa waay amul force. non waxuma la amul force ba léegi. parce que mais boo waxee force nga xool état physique bi tamit. waaw man gisuma sax moom ni mu mel. xooloo ko. non xooluma ko. comprends nga man suma bopp laa xam. d'accord comprends nga sama bopp aussi itam laa lijjanti. maa ngi ci lu ma war a nekk ba bés ba yàlla na ma yàlla may ndam ci kawam loolu laay ñaan. aussi tamit combat bi Cheikh Oumar waa Parcelles ñoo ma ko gën a bëgg sax man nii. comprends nga. d'accord combat bi waa Parcelles ñoo ma ko gën a bëgg. tey amul kenn amul fu may romb sax su may romb ne ma mbër ñu ngi sa ginnaaw loolu rek daa am leen lu may def te man doomu Parcelles laa 100% bi mooy daw sama yaram. bu ci woo waa Parcelles Assainies bi yëpp bàyyiwuma kenn mag ak ndaw paa yi ñëpp maa leen woo. waa Ndayane xam nga dañu daan dem di campagne quoi. léegi dematuñu campagne. dematuñu campagne. dematuñu campagne. mais ñun c'est vrai léegi dañu tax ay sayma yoo xamante ne léegi dematuñu jufit quoi ñu ngi Ndayane te combat bu soobee yàlla da nga gis loo xamante ne loolu mos nga gis. en termes de mobilisation. loolu man maa la ko wax mosuma am combat ay gaali Ndayane di daje loolu man maa la ko wax. d'accord danañ ci ñëw léegi mbokk yi. Cheikh Oumar. oui. même Ndayane boobu dafa am ñoo xam ne dañoo koy supporter. Ndayane. waaw non France sañoo dugg Ndayane. Cheikh Oumar France sañoo dugg Ndayane. Cheikh Oumar attends. oui. man dundewuma làmb damay dundal làmb man dama koy def chaque weekend ma dem bëri ji te ñooñu dañuy dundal làmb Ndayane boobu mu nekk xam naa fa bu baax. waaw dañuy dund làmb dama fa am ay nit. ñooñu làmb rek la ñuy bëggee. làmb dunduñu dara dul làmb. d'accord fu may takki ngemb dañu koy seetaan dañuy ñëw seetaan ma waa Ndayane. danañ ci ñëw léegi mbokk yi alors le temps mesdames et messieurs d'accueillir Alioune Badara Diouf di directeur Vox Arena. un gala 5 drapeaux mesdames et messieurs moom la leen Vox Arena di indil bu soobee yàlla indil leen plateau bu am solo en terme de combat explosif loolu nag la Vox Arena taxawal Alioune Badara Diouf di directeur bi dalal nañ ko fas yéene waxtaan ak moom salaamaaleykum grand. maaleykum salaam sama présentateur Cheikh Oumar maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Franc ak Tyson 2 voilà di leen jaajëfal bu baax aussi di leen féliciter ci respecté nañ heure bi ñu leen waxoon donc loolu ci professionnalisme la bokk. di nuyu techniciens yi yëpp di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci milieu lamb en commençant par CNG bi comme j'ai l'habitude de le dire. suñu mbokk promoteurs yi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci développement bi supporters yi amateurs yi woykat yeeg sabarkat yeeg ñëpp ñu bokk ci milieu lamb daal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jaajëfal bu baax. ñu fas yéene tàmbali ak G5 Vox Arena indi G5 un gala 5 drapeaux grand yéen a ngi yëngal réew mi de. waaw Equivox il faut mu yëngal Vox Arena moom bon. un gala 5 drapeaux déjà coow bi commencé na si voilà mu nekk loo xam ne lu am solo lay doon dama koy répété waat nga dégg ko un gala 5 drapeaux c'est-à-dire boo déggee un gala 5 drapeaux mooy 5 drapeaux yoo xam ne 5 combats yoo xam ne benn bu si nekk mënoon na nekk un grand combat loolu mooy G5 léegi nag ñu soog cee toftal yeneen combat loolu en fait dafa bokk ci li nga xam ne ci démarche Vox Arena la pour suqali milieu lamb bi moo tax ñun ñu jël option boo xam ne suñu ay journée yëpp ay gala lay doon ay gala yu am solo te gala bi nii bu ñu si jógee dañuy jëm ci beneen gala donc final 8 waaw donc G5 moom moo nekk loo xam ne fi ñu toll ne ku ci bokk rek ah mën nga wax sant parce que objectif bi moo nekk am benn groupe de lutteurs boo xam ne dañuy bokk ci suñu carnet ñuy liggéey ak ñoom fas yéene di liggéey ak ñoom voilà donc loolu nag moo indi idée G5 boobu ñuy jëm ci ay gala jàll ci final 8 bi. alors mbokk yi ni mu ko waxee am na solo final 8 incha allah bu ñu jógee ci G5 fa la ñu jëm 8 mbër yoo xamante ne ñoo gën a fës alors ñooy qualifié jëm ci final 8 Tyson gis nga ni gala bi nga xamante ne moom ngay fas yéene bëre ak Franc si la Mama Lamine di bëreeg Garga 2 si la Caatu Ngéwél di bëreeg Alliance Biram am na yeneen combat yoo xamante ne ñu ngi ko ci fas yéene toftal nan nga gisee gala boobu.
D'accord. je suis content bu baax yéen waa Vox Arena yéen a ngi jàppale gars yi bu baax a baax a baax ak fi ngeen ñëwee nii ngeen taxaw combat yi moom dañ leen sant di leen baax a baax. alors grand bi wax na ko léegi final 8 moom mooy deuxième gala bi nga xamante ne si la ñu jëm bu fekkee ni yow yaa daan mën nañ laa jox chèque ci saa si pour sa avance pour sa beneen combat d'accord nga day des si ñëpp alors Franc noo gisee yow it li nga xamante ne moom mooy gala bi ñi ngi ci lim ñëpp ñu fas yéene cee bëree mu nekk combat boo xamante ne journée boo xamante ne journée njar déem la. waaw man dama naan journée boobu journée spéciale la. parce que journée boo xam ne ay champion ngeen jël xam nga ay ndaanaanu làmb ñoo xam ne tey jii mënoo tudd 6 mbër wala 5 mbër te doo leen tudd. comprendre nga. comme boog lépp li ngeen si séntu yàlla nañ ko suñu borom defaral. d'accord aussi tamit du ci profité c'est Omar du ci parce que journée bi man dama ci man sama jëm bopp personnellement. dama ci bëgg a wane loo xam ne benn mbër wane ko ci. d'accord. muy wàllu mobilisation bi di ci woo waa Parcelles bu baax a baax waa Joal Fadiouth. d'accord daañu ci ñëw balaa ngaa tëj. waaw mais xam nga dama leen bëgg a woo quoi xam nga. ñu teel a waaj. waaw ñu waaj bu baax. voilà xam nga ñu xam ne ñu teel a ñëw installé. même daayaan boobu dëgg leen ci woo dina am ñëw ci tibb indi. leen ci woo bu baax ak Popenguine aussi. d'accord maa leen ci woo bu baax ñoom ñëpp ñu ñëw. d'accord ak waa Cambérène waa Déggo ñoom ñëpp maa leen woo. d'accord waaw d'accord alors nag d'accord nga ci noo gisee vision final 8 c'est-à-dire mbër am possibilité bëree 2 fois 3 fois ci même saison bi c'est-à-dire Vox Arena nga bëreel ko mu kontaan ci yow ngoon bi nga xamante ne bu fekkee yàlla may na la ndam bu ñu lay taalal micro yi jël sa réaction ñu daal di la joxaale chèque pour sa beneen combat. waaw loolu dama naan yokkute la quoi. te aussi tamit lu rafet la lu nice la. xam nga mais yàlla doon man rek. ah. waaw loolu laay ñaanal. loolu sa waay de nee na yàlla na doon moom. alors ci final 8 yi mbokk yi alors ci combat bi ci gala bii nii 5 ñoom ñoo ciy génn 5 ñi nga xamante ne ñoo gën a fës dem ci final 8 bi am na ñeneen ñi nga xamante ne jubóo nañu ak ñoom bëggu ñoo wax seen tour ñooñu directement qualifié nañu final 8 parce que bari nañu macha allah directeur nan nga gisee li mbër yi wax. waaw bon li mbër yi wax moom vraiment en fait dal na xel waaw parce que ay jàmbaar lañ ñaari ndaanan lañ ci làmb te ñoom en fait seen combat bi Tyson 2 ak Franc demaguñ fenn saison bi ubbeegul CNG bi taxawaguñ ko sax mais coow li nekk ci combat boobu non c'est extraordinaire donc mu nekk choix boo xam ne dañ si remercier au passage suñu techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci sélection yi ñuy def pour di mën a taxawal combat yi ku mel ne ñoom Grand As ak ñoom coach Mame Less voilà mu nekk liggéey bu am solo. coach Mame Less Ndiarndéem. waaw coach Mame Less Ndiarndéem waaw seen patron. voilà donc mu nekk lu am solo quoi di ci kontaan ak combat yi nga xam ne ñoo ci toftalu yëpp vraiment bëgg nañ def saison boo xam ne saison bu mucc ayib lay doon. waaw Franc nee na léegi moom journée boobu bëgg a def lu am solo mais ñun tamit ci saison bi ci bëgg a def loo xam ne vraiment. bu fi jógee moom nañ xam ne Vox Arena ñëw na ci làmb ji voilà. journée ko danaa ñëw ci yow. gars yi jóge waaw maa ngi ñëw ci loolu alors bis bi wala drapeau bii nii dañ koo darajaale ki nga xamante ne moom mooy docteur Macoumba Diouf yaakaar naa moom it mu nekk koo xamante ne la kenn la ci koo xamante ne ci réew mi la ci doomu réew mi la nga xamante ne. bi mu déggee sunu jéego rek ñëw na jàppale ñu ci li nga xamante ne moom mooy journée bi ñu koy nuyu au passage. waaw c'est quelqu'un docteur Macoumba Diouf maa ngi koy nuyu au passage c'est quelqu'un boo xam ne dafa am benn vision ci milieu sport bi en général et plus particulièrement ci côté lamb parce que moom ku ko xam ne ku xarañ la ci wàllu liggéeyam ba pare am vision boo xam ne moo tax mu accompagner Vox Arena parce que en fait nous sommes un groupe de jeunes boo xam ne dañu dérouler ay projets yu am solo pour dimbale jeunesse bi voilà parce que le fait que ñu jël ay journée def ko comme ay gala donc loolu dafay permettre mbër yi nga xam ne nii nekk nañ ci lamb ji te am ay licence ñu mën leen a permettre ñuy bëre di woo aussi ñeneen gars yi yeneen promoteurs yi ñu jàpp ci bu baax parce que en fait c'est un moyen d'aider les jeunes pour ñu mun a am ay combat ci saison bi te docteur Macoumba Diouf nag loolu la comprendre moo tax bon il a accepté de nous accompagner ñu koy remercier bu baax di remercier aussi soxnaam parce que biñ ko seetijee accueillir nañu dalal nañu bu baax donc vraiment ñu ngi kontaan trop. Vox Arena mbokk yi
numéro commercial Vox Arena di 78 188 30 30 mu nekk yéen ñi nga xamante ne yéen ay annonceurs yi xam ngeen ni gala bu nu mel mën ngeen wër làmb mën ngeen wër journée bu ne mais doo leen gis gala bi nga xamante ne dana réunir 5 grands combats boo xamante ne bu ci nekk mën na feesal arène nationale. boo leen bëggee fësal lépp loo xamante ne jëm na ci seen i produits ngeen contacter service commercial Vox Arena di 78 188 30 30 loo leen soxla en terme de visibilité di daa ngeen ko am mbokk yi en coach en directeur looy tàggatoo. waaw effectivement li may tàggatoo mooy di woo quand même les annonceurs ñu ñëw jàpp ci lamb ji parce que ñun li ñu yëkkati d'accord business la mais aussi li ci gën a am solo mooy jàppale ndaw yi di remercier aussi waa restaurant Gusto Italia voilà ñu accueillir nañu bu baax aussi ñu wax ne képp ku bëgg vraiment ngoon jot nga sañ sa ba rafet ñëw toog naan yu sedd xam nga waaw fii moom am na solo et puis balcon da ngay am vision bu nice quoi. spécialisé boo bëggee aussi xam nga yow di nga voyager un peu partout cuisine italienne saa yoo ko nammee rek. waaw saa boo ko nammee rek boo ñëwee fii yëpp di nga ko fa fekk yëpp di nga ko fa fekk quoi aussi di remercier sama waa dëkk waa Passy du ma leen fàtte waa fàtte du ma leen fàtte mbëri. waa Passy mi ngi nekk dans la région de Fatick département Foundiougne. voilà damay woote man tamit maa ngi woo sama waa dëkk waaw di wax leen ñu jàpp ci combat bi jàpp ci liggéey bi quoi vraiment ñun ñëpp ñu ànd xam nga jàppale jeunesse bi def ay affaires yoo xam ne vraiment dafay révolutionner lamb bi quoi ci côté ambiance côté mobilisation côté organisationnel ak folklore ak culture lépp quoi vraiment ñu ngi ziar ñëpp voilà. d'accord temps bi mbokk yi xoj nañu sànq sama réalisateur mu ngi may wax ni li ma desee bariwul 5 minutes la alors Tyson ñu ñëw ci wàllu mobilisation bi nga ne ma sànq ni sa waa kër yi saa yoo daan am combat dañuy voyager waaw. dañuy nekk ay division quoi. mais léegi instant bi ñëpp kenn dama ko ñu foofu ak seen plan. ñu ngi xaar bés bi. ñu xaar bés bi ñëpp ñu ngi xaar bés bi. kon. am na problème. non Franc am na problème. bari waxtaan xooyal jaasam dara dëggoon yi pour ñu sële tout saako yëpp waa Jalaaw combat Jalaaw ñu nga yéen yëpp ñu ngi xaar combat bi ñu dema sa combat bi am ko pour jàpp rek la ñuy xaar ñu commencé liggéey ci combat bi oui gisoo ni Franc bu ñëwee Garga 2 ñëw ñoom ñaar ñëpp jógee Parcelles mais est-ce que ñoom ñaar ñëpp ñu foor lool ci supporter bi ñu ñëwee yow di nga am foo def sa mbooloo. waaw maa leen di jiitu stade. yaa leen di jiitu stade. waaw. fii kay jiitu woon gis ba ngay ñëw ñu ngi lay gis ñu ngi fee lañ toogoon. ba ngay ñëw laa gis sa arrivé laa gis. arrivé nga gis. arrivé laa gis. waaw mais ñun sa ñëw lañ mën a gis. mais ñun sa ñëw lañ mën a gis tamit. waaw mën na nekk man weddiwuma ko. mais moom bu ñëwam fii lañ mën a gis. saa nee na moo la fi jiitu de. te moo la jiitu làmb ji man de ñoom laa gis fii nii. waaw du ma ñi nga xamante ne ñoo fi jàpp ngir ñaanal sax benn baax boo xamante ne dañuy gaañ temps yi. oui bàyyi liggéey bàyyi d'accord. ñaan bàyyi Moussa Gueye wér bu baax a baax ngay arami Gueye. d'accord. waaw Mbiratu Gueye maa ngi leen di ñaanal. daañu si ñëw ci tàggatoo bi alors Franc ci wàllu mobilisation bi wax na ko macha allah gis nañ sa combat yi saa yoo jógee Parcelles jóg gis nañ sa dernier combat yi ak Bébé Saloum aussi li nga def en terme de mobilisation nga ne bii nga bëgg mu raw. waaw bii daal laa bëgg mu raw quoi xam nga boobu sax am na lu ñu def mais dama bëgg bii ñu gën ko dolli doublé ko. loolu laa bëgg aussi tamit maa ngi ci profito di woo wax Parcelles bi yëpp mag ndaw xale bàyyiwuma kenn bu ma limee damay juum. d'accord suñu maam Père Ba. maa ngi koy nuyu bu baax. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. moo famille am njaboot bi yëpp. di nuyu aussi tamit Mansour Ba DG. waaw di ko combat bi sa combat dama bëgg nga jàpp ci bu baax a baax. comprendre nga. di woo sama benn grand muy Edouard Dim la jox borom Joal. di ko wax mu jàpp ci affaire yëpp waaw mobiliser. boole affaire yàlla ñëw non supporters yi quoi. waa Joal ñoom ñëpp ñëw xam nga ak Fan Ndiaye tamit mu ngi Suisse maa ngi koy nuyu sama turandoo la di nuyu coach Jabon mu ngi France ak sama benn boy bu nekk France ñu wax Mohamed Sy. waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax namm naa la nag. waaw di nuyu aussi tamit waaye Intercept bi yëpp Parcelles. da ko doolee Fatick jëm ba Djilass Diofior su ma limee daal damay juum fayaa ko. groupe yëpp maa ngi leen di woo. c'est que man xam nga man moomu ma ko de. mais man damay dem di leen bégal seen xol di sedd. déggoo ma de man damay dem di leen bégal seen xol di sedd. waaw. c'est Omar
mais moom it nee na dafay dem di leen bëggal de. d'accord. bi waa du ñaar suñu papa boo xam ne dafa wàññi ko ñu Aliou Samb si bu jas moo yore maire bi jàpp. d'accord. yow man amateur lu simple yëpp maa ngi leen di woo ci combat bi dama bëgg def lu garaaw chorégraphie bu garaaw dama bëgg ñoom ñëpp ñëw ñoom dañoo namm sama chorégraphie ñoom ñëpp maa ngi leen di woo. d'accord. Ndeye Sène suñu maire monsieur Mayso Diagne di woo suma li ñu saa baax dafa jàng d'accord d'accord d'accord. di nuyu am bàmm lool bu baax di nuyu am seen di nuyu Koudia di nuyu Gana Taxaw di nuyu sama gars yëpp di si jàpp bu baax di moo fay ñoom ñoo toog suñu cumukaay moo fay bay bay ma aussi Amadou Diagne nga ne kan mooy toog sa cumukaay. Mor Faye. saa yi cumukaayam gars yi ñemewuñu. d'accord d'accord. 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 dañ ciy jàpp bu ñu ñëwee sax bu ñu defee taxaw doxantu parce que système bi moom mooy danañu ñëw kenn ku ci nekk sa gox ñu ànd si képp koo xamante ne sa am di jàmm la sa jàppale la ñu dem seeti leen ñoom it ñu daal di leen jàppale ñu daal di accompagner leen ci journée bi incha allah. oui. ñu mënu ma leen bañ a tudd waa Panam ñoom bu ñu déggee dañ xam quoi maa ngi jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxo Gilbert waa Panam maa ngi leen nuyu aussi tamit di nuyu sama benn waay bu koy wax Mitterrand borom France maa ngi koy nuyu bu baax. Mitterrand Mendes waaw Mitterrand Mendes borom bu baax la maa ngi koy nuyu bu baax aussi. di nuyu waa France ñoom ñëpp waa Paris aussi maa ngi leen nuyu bu baax am na samay grand yu fa ne aussi tamit am na samay sœurs yu fa ne maa ngi leen nuyu bu baax a baax. d'accord waaw di nuyu parcelle 1 ba 26 yëpp. d'accord d'accord. waaw da nga may ma àggale rek champion après nga doxal yëpp benn la wala ma bàyyi la nga wax xam nga di nuyu waa parcelle Cheikh Omar parce que combat waa parcelle la surtout waa parcelle 100% bi ak mbooloo mooy dooleel maa ngi koy teg ci loxo Amdi Moustapha ak grand Mor Diouf ak ñi ne ci affaire bi yëpp quoi. waaw ñu kenn ak Mara ak sëñ Saliou sama ñaari grand yooyu maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu aussi tamit samay grand yoo xam ne ay bandi lañu. ay bandi. waaw ñun ak ñoom dañoo war a football dimanche nag. nga ni ay bandi lañu bandi. les amis de Fra ak bandi ñoo war a football dimanche. Cheikh Omar ñëwal nga fekkee loolu. di wax ñoom Djibril Seck nag xam nga ñoo yor jagataay loolu dama koy teg si comme quoi ñoom ñu jàpp si bu baax a baax ci mel ni grand Omar Thiam moom nekk France ñoom Papa Ndiaye ñu ngi ñaay Ibou Waaj ci média yi ñoom dañ siy jàpp bu baax a baax a baax ñoom Ibrahima Ciss d'accord waaye man Ndeye Sène su ma limee ne damay dund d'accord. Moussa Sy ñu ngi koy nuyu. Moussa Sy waaw ñu ngi koy jàpp nuyu na xam sama mag la. vraiment monsieur le maire. jàpp na waa ci Pikine combat bu baax. waaw. waa Pikine mi coach oui sama oui. waaw ndeysaan ibnu ku baax la moom it président loo wax. waaw Cheikh Omar Vox Arena la voix de l'arène. oui. da nga wax léegi lu am solo mooy doxantu dem seeti mbër yi oui. donc loolu en fait ñoom laa lay wax ne en fait Vox Arena moom la ñuy wax la voix de l'arène maanaam kaddu arène bi c'est pour permettre au monde de la lutte de pouvoir s'exprimer à travers notre chaîne Equivox TV donc loolu nag moom mooy dugg ci seen biir dem ci seen i mbokk tànd leen micro képp ko war a wax mu wax inchallah aussi li ma koy tëjee mooy ñu remercier suñu waajur yi voilà il faut remercier quand même les parents parce que sans que rien de ceci ne serait possible voilà ñoom ñoo ñu tete teg ñu ci yoon xam nga xamal ñu bañ mën a taxawal tey lu mel nii di sàkku seen ñaan comme niñ koy faral di defee ñu gën ko dolli di ziar ñëpp di remercier sama technicien ya di leen sant bu baax El Hadj responsable production moom boo ko gisee rek ci bagage yi da ngay xam ne vraiment jàmbar la un gosse dynamique di nuyu Modou Khoule Assane Aw Momo waaw cadreur yi vraiment ñu ngi leen di ziar bu baax quoi di nuyu équipe technique bi yëpp. d'accord alors mbokku téléspectateurs yi numéro téléphone Gusto Italia mooy 33 820 62 08 wala nga def 77 116 81 81 mooy numéro Gusto Italia am nañu numéro boo xamante ne numéro WhatsApp la di 77 116 81 81 moom mooy numéro Gusto Italia yi ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor immeuble pharmacie Ngor Oasis fii boo fi ñëwee mbokk yi lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum cuisine italienne
daa ko am te danañ la accueillir di nga am lu neex a neex a neex waxuma loolu sax mais jus naturel yi ñu lay jox moo gën a neex. alors mbokk yi émission bi jeex na am naa mbégte jàkkaarloo waat ak yéen bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi Tyson ma koy remercier mu jóge ba Ndaayaan ànd ak patience ki nga xamante ne aussi moom mooy Franc idem ñu koy remercier bu baax a baax bàyyi na ay yitteem mbokk yi daal di ñëw gis ngeen émission bi ni mu neexee xam ngeen ne ñu ngi waajal lu bëree bëri wax nañ ko sànq G5 incha allah moom mooy sunu première gala nga xamante ne daañu ci dajale 5 grands combats ñu fas yéene jongante 5 ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a wone seen bopp daal di qualifié ci final 8 bi xam nga ne final 8 bi final la pour les 8 meilleurs déjà am nañu 3 yoo xamante ne qualifié nañu ñuy recherche nag 5 yi nag ci sunu gala bi lay am ndax Franc day dem ci final 8 bi ndax Garga 2 mooy dem ci final 8 bi ndax Caatu Ngéwél moom mooy dem ci final 8 bi ndax Tyson 2 mi moom mooy dem ci final 8 bi ndax ki nga xamante ne moom mooy Mama Lamine mooy dem ci final 8 bi xaw ma ndax ki nga xamante ne moom mooy alliance Birame la ak ñeneen ñi war a finaliser ñoo war a dem ci final 8 bi xamuñu ci dara waaye yàlla noppi na ñu leen di remercier en tout cas ci collaboration bi di remercier kii ñi nga xamante ne ñoom la Tyson 2 àndal waaye di remercier aussi ñi nga xamante ne ñoom la waa Parcelles 100% bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo gunge tey ki nga xamante ne moom mooy Franc di remercier sportif yi nga xamante ne yëpp ñu ngi ñuy bàyyee xel alors drapeau bi drapeau docteur Macoumba Diouf la mbokk yi noo ngi xaar seen réaction ñoo ngi xaar li nga xamante ne moom mooy seen commentaire danañu permettre ñu gën a mën a dox si ñaari combat yu mag yi nga xamante ne dese nañu pour clôturer li nga xamante ne moom mooy G5 bi ñu leen di remercier di leen sant l'équipe technique dirigée par El Hadj Diouf merci beaucoup ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Aw merci beaucoup Assane Aw autant pour moi ki nga xamante ne moom mooy Modou Khoule ak sama goro bopp di Maurice Momo maa ngi lay béggee yow it di nuyu ñëpp di remercier waa Gusto Italia sama grand ma Diop ma koy remercier ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di ànd di liggéeyandoo di leen remercier di nuyu sama soxna Kani Bakayoko di la wax ni waaw mooy loolu noonu mesdames et messieurs, ce fut un immense plaisir de vous avoir présenté ce plateau. Peace.